jërë ngeen jëf mbokk internetu Sénégal 7.com mbégte ak contentement la ñu ànd ak yéen à chaque fois rek di ànd ak yéen si ay xeetu reportage wala ay direct sur le terrain ñu fas yéene rek ñëw fii nga xamante rek moom moo di fii si place de l'Obélisque comme ni ngeen ko gisee noonu mbokk yi si fàttali ni rek ñu ngi ba léegi rek si coowal Papito Kara coowal ki nga xamante rek moom moo di Ousmane Diagne bi nga xamante rek moom moo di ak coordinateur bu mafia kàcci bi nga xamante rek dañ leen a toog tegoon loxo mbokk yi si fàttali ñëwaat nañ fii si place de l'Obélisque ginnaaw nag manifestation bi nga xamante rek jotoon na fee am tey nag si fàttali également autorisé nañ li nga xamante rek moom moo di manifestation bi donc vendredi wala ajjuma ajjom ñaar fukki fan ak juróom-benn si weer août bi ñu nekk nii fii nag la ñu war a defee li nga xamante rek moom moo di rassemblement bi donc tey fas yéene na rek ànd ak gars yi nga xamante rek ñoom ñoo nekk sur le terrain moo xam donc waa Africa First moo xam waa mafia kàcci moo xam yeneen organes yoo xamante ne wala yeneen organisme yoo xamante ni tey ñu ngi fi nga xamante rek moom moo di si place de l'Obélisque ngir ñëw soutenir kii di Papito Kara soutenir ki nga xamante rek moom moo di Ousmane Diagne bu mafia kàcci comme ni ñu ko defee woon la fois passée fi nga xamante rek moom moo di si place de l'Obélisque gars ñi fas yéene dox ba fi nga xamante rek moom moo di si côté rond-point RTS police accompagne leen ñu def li nga xamante rek moom moo di marche bi na mu waree mbokk internet Sénégal 7.com dañuy dem xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo di responsable yi nga xamante ni ñëw nañ si place de l'Obélisque ban kàddu la ñuy yëkkatiwaat encore une fois si situation bi nga xamante ni foofu la dossier Papito Kara ak Ousmane Diagne toll ndax mu ngi évoluer wala évoluer wul ginnaaw nag bañ leen jëlee tëj leen si biir kaso bu Rebeuss mbokk yi ñu dem Ahmed maa ngi ak yow rek ñu xool gars yi nga xamante ni donc ñoom ñoo fi ñëw ñu dënk leen suñu micro. jaajëf ça va bien suñu taxawaay du dara lu dul tey ñëw jàppale ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ñi Macky Sall ak nguuram jàpp si ay caaxaan muy suñ coordinateur mafia kàcc Ousmane Diagne te lépp xam nañ ne li ko lal yëpp mooy politique parce que jàpp nañ ne day jàppale président Sonko moo tax ñu bëgg koo teg lii yëpp mais dafa war a xam ne ay 1000 Ousmane Diagne ñoo ngi si ginnaaw di xaar bu leen jàppee tamit ñun ñoo ngi si ginnaaw ñoo gën a déterminé wu man mi di wax ak yow tey laa jógee 2 semaines laa defagul te ñoo ngi nii mars bi ñëw dama bàyyi li ma waroon def yëpp ñëw fii nii te ñu ma ñeneen ñu dul man ñoo ngi si ginnaaw di nuyu wépp waa diaspora bi di leen wax ñu gën a engagé di leen wax ne combat bi lañ fi am Sénégal ñi fi nekk kese mënuñu ko defar ñi nekk waa diaspora dañu leen war a jàppale aider leen may leen doole wan leen ne kani fii kenn ñëw fi nii pour sa yëfu bopp fii ñëpp am lu ñuy def ñëpp am liggéey ñëpp am lu ñu war a def mais ñëpp dañoo bàyyi li ñuy def tey pour ñëw jàppale gars yi loolu nag ci la ñuy woo toute la jeunesse sénégalaise ñu xam ne ay fecc ay caaxaan ay kaf ay rey yëpp baax na mais tamit bu réew mi soxla wee dañoo war a bàyyi li ñuy def yëpp te xam ne réew mi lañ soxla réew mi dafa soxla su réew mi soxlaa ñu bàyyi c'est ça la vérité daal loolu la message boobu la am pour jeunesse sénégalaise merci beaucoup. tey jii nii le président Macky Sall mooy président bi nga xamante ne moom moo demoon fële ca France pour wax ne je suis Charlie tey c'est le même président tey moom moo daal di jàpp ki nga xamante ne moom Ousmane Diagne Papito Kara Ami Dia ak ñoom seen tëj leen président Macky Sall boobu tey moom moo daal di jox ki nga xamante ne moom mooy Ndiaga Ndour mu placé ko maanaam ci contrôle judiciaire tey président boobu moo jël citoyen yii tëj leen ñu gis ni nag Sénégal ñun ñëpp xam nañu. Non, ils n'ont pas détourné des autres. Ousmane Diagne n'est pas le commanditaire, il a juste partagé. Comme tous les autres Sénégalais, nous on a partagé. Alors donc ils ne sont pas les acteurs. S'ils ont partagé, on n'a qu'à les juger par rapport aux faits. Mais pour les demander pour l'an. Pendant ce temps, on n'avait pas vu des gens qui ont insulté Macky Sall, qui ont insulté nos institutions. Il fallait les recevoir palais. Pourquoi ce deux pas deux mesures? C'est pourquoi nous on s'est dit aujourd'hui, on s'est mobilisé pour faire une manifestation pacifique. Et on ne peut pas souffrir de leurs arrestations. Sinon, dans les prochains jours, nous allons passer à la vitesse supérieure. mooy combat bi seen deuxième état bu combat bi est-ce que day yem rek ci manifestation bi rek ci doxantu. Non combat bi lu mu laaj rek dañ koy def lu mu laaj dañ koy def là lii deuxième suñu beneen manifestation nekk nii bu laajaatee leneen dinañ ko def mais rassurez-vous que nous n'allons pas souffrir de leurs arrestations. Dans les jours à venir, vous allez voir ce qu'on va faire. voilà mbokk yi ba léegi rek ñu ngi ànd ak ñi nga xamante rek ñoom ñoo di manifestants yi si place bi fas yéene rek dem fa nga xamante rek moom moo di si rond-point ETS n'est-ce pas. waaw comme niñ ko faral di defee rek saa yu ñu subiree injustice li ñu sunu loi may rek la ñuy def dem déposer benn déclaration ci préfet bi mu autoriser ko di fàttali sénégalais yi rek ne leen principe bi sax du autoriser parce que amul benn obligation préfet bi pour autoriser. buñ ko déggul rek mooy c'est autorisé xam nga pour nit ñi xam loolu beneen bi ci topp mooy incohérence bi nekk ci manifestation bi je vais vous donner une information gis nga tey ñi déposé lettre d'information bi tey am na ci koo xam ni ci ñi ñu doon wax terroriste la ci la bokk
yow koo xam ne da nga ne ay terroriste lañ nga jàpp leen segg ñenn ñi tëj leen ñeneen ñi nga bàyyi leen ki nga bàyyi dem bind lettre d'information yóbbu ko ci préfet ñuy woo ko commissariat 4e defal ko enquête de moralité autoriser ko manifestation bi ce qui veut dire que ni ci farce lañ nekk quoi li ñu naan farce spéciale loolu mooy dëgg di fàttali sénégalais yi ne leen y avait les calots blancs et puis y avait aussi les marrons du feu te ba léegi gis nañ ni fu mel ni Pastef amagul organisation bu mel noonu donte ñun mënuñu ci identifier wu quoi parce que ñun on est des citoyens libres bokk ci société civile bi ci mouvement bi ñu naan collectif bi ñu naan non lank mais incohérence yi am Sénégal il faut que nit ñi xam ko Macky Sall instant yi dafa nekk di bëgg museler tous les sénégalais yi nga xam ne ànduñoo ak moom xalaat bëgg leen yóbbu ci kaso bi te loolu man pour man kawo bi nga xam ne ci la subiroon au mois de mars moo reesagul ba léegi yeewoogul ci kawo boobu moo tax mu yaakaar ni jàpp gars yi di leen museler di leen yóbbu kaso moom mooy régler affaire bi te contrairement da leen di radicaliser loolu il faut que mu xam ko ñun on est plus que déterminé di ko wax ni li ko fi dese bëriwul nañu taxalikoo ci jàmm te bu ñu xoolee mën nañ def histoire dina retenir ne président bi gën a sadik bu Sénégal musul am président bi gën a iñaan bu Sénégal musul am président bi nga xam ni moo gën a soxor bu Sénégal musul am tuddul nenn lu dul Macky Sall te loolu wax dëgg yàlla gàcce la ci moom loolu dafiy des c'est l'histoire mënu ci dara l'histoire dina ko retenir te il n'est jamais trop tard de bien faire li ko dese ci magistère am na ko rafetal rek bu ko defee jàmm na ñooy. léegi nag lu ñu war a wax nañ ko lii ay répétition kese la président Macky Sall bu fekkente ne jaayu suuf hôpital La Dantec day def li nga xamante ne mooy fast track président Macky Sall mooy président bi nga xamante ne bu fekkente ne jàpp Abdou Karim Xurum Xaax la jàpp Pape Abdoulaye Touré jàpp Guy Marius Sagna ak ñoom seen day daal di def ce qu'on appelle fast track wante ay bu fekkente ne benn Farba Ngom bi nga xamante ne ci këram lañ fa fekk ay milliards justice danañ ne pat ne teg ni meng moo tey ñu jàpp ne loolu du dëgg du yoon tey def nañ fi ñaari manifestation ñoo ngi fii préfet bi autorisé na ko na xam ne ñun dañuy jël suñu responsabilité ndax duñu d'accord benn yoon ñu bàyyi citoyens yi ñi nga xamante ne ñoom seeni seul tort daanaka mooy parce que ils sont patriotes loolu mooy wax ji moo tax nag bu ñu paree ci lii dañuy daal di waxtaan xool naka la ñuy yëkkatee niveau bi encore une fois de plus ñoo ngi massaw bu baax a baax famille yi nga xamante ne ak mbooleemu citoyen sénégalais bi nga xamante ne yaa ngi am injustice ci règne président Macky Sall di ko xamal ni que nag na xam ne chacun à son tour chez le coiffeur fan yee passé gis nañ fi Marème Faye Sall moo ngi fecc di taasu di bongo jamono boobu yaay Ousmane Diagne jamono boobu doomu kii nii Amidia jamono boobu citoyen sénégalais ñoo ngi jooy na xam ne chacun à son tour chez le coiffeur tey ñoom la wante dina xam ne suba mun na nekk ñoom merci beaucoup. ngir yàlla Macky Sall bàyyil sunu mag yi ak sunu rakk yi nga jàpp téye leen tëj leen ci kaso bi denc leen fa bëgg leen faa fàtte. waa léegi duñ wax ci dund bi ñu yokk borom bitig yi fi ne lu leen neex la ñuy jaayee waa loolu ñooñu waruñu leen a jàpp tëj ñooñu ñoo gën a yelloo ci ñuy reetaanloo ay doomu aadama rek ñu tëj leen jàpp leen tëj leen loolu yoon la wala du yoon duñ wax ci loolu. Macky Sall ngir yàlla dimbaleel sunu rakk yi ak sunu mag yi nga bàyyi leen Papito Kara ak Ousmane Diagne ñoom ak ñooñu ci topp dimbaleel ñu ngir yàlla nga bàyyi leen te yàlla rek tax dal la koo ñaan bu fekkee ab jullit nga bu fekkee ab taalibe nga dimbali ñu ngir yàlla dañoo bëgg a màggali màggalu Tuubaa gi jot na xam nga ñun sun yaram yi fee ñu nekk màggalu Tuubaa gi fi mu toll moom la ñuy dund dimbali ñu ngir yàlla dañoo bëgg a màggali lillaahi wa rasul bu fekkee ne bëgg ngaa am dara ci màggal bii di ñëw li nga bëgg nga ci am dara bàyyi leen ngir yàlla ak yonent bi ngir jëmmi Serigne Touba jërë ngeen jëf. Merci Modou Gueye. Sylvain Sylvain Africa First. Sylvie. Sylvie la dame de fer. salaamaaleykum bon di nuyu ñëpp di rafetlu teewaay bi vraiment ñi fi teew yëpp ak journaliste yi. bu leen neexoon ngeen toog seeni kër jamono neexul asamaan si neexul ci nawet lañ nekk man la Sylvestine Mendy coordinatrice su Africa First donc tey dañ fay ñëwoon bu taxawu suñuy mag suñuy frère suñuy tonton yu ñuy jàpp injustement di wax rek encore tey dañ fiy nekkaat di waxaat parce que duñ fi wax ba wax loo xamante ne mosuñu ko wax
parce que bu ñu waxee dëgg rek nit ñi dañoo sonn Sénégal dañoo sonn jeunesse bi dañoo sonn mënuñu fee nekk chaque jour di wax les mêmes wax ñun ñoo war a jël suñu responsabilité jàmmarloo ak Macky Sall parce que sonal nañu tàyyi nañu te ñun ñoo ko fal quoi qu'on puisse dire malheureusement nag suñu yaakaar moo tas dañoo defoon ci moom yaakaar mu ñëw wor ñu di toroxal askan wi guddeeg bëccëg suba ngoon yaakaar ne nguur jàpp tëj la toroxal néewal doole sa askan or que biñ koy fal yaakaar moo taxoon ñu fal ko yaakaar dinañ changer suñu réew donte nag dafa jël tànk pour toroxal askan wi nañu taxaw jàkkaarloog moom ne ko liñ la may ba nga bëgg ñoo toroxal doole jooju ñun ñoo la ko jox mën nañ ko nanguwaat te bu soobee yàlla li mu yaakaar ne moom lay def dina ko jig du ko jig léegi mu jeex di wax sénégalais nañ jóg xeex am fulla ak fayda injustice la bu kenn xaar sa mbokk ñu jàpp ko pour nga ñëw taxaw bu benn jeune xaar taxaw bokk ci benn mouvement pour ñëw xeex injustice nañu commencé am fulla ak fayda Mali bii démb Sénégal ak Mali doonul woon sax lu ñuy layam-layamee Sénégal dafa rawoon Mali mais xoolal tey Afrique bi yëpp ci Mali la ñuy raw parce que ay bañkat lañ mais Sénégal démb Afrique de l'Ouest yëpp Sénégal lañ doon roy mais malheureusement tey Sénégal moo gën a ragal moo gën a mën a seetaan ci Afrique te du yoon ñun nag duñ fi nekkaat di waxaat injustice lii ñëpp gis nañ ko mooy Macky Sall ku ko neex lay jàpp tëj Macky Sall ci ku farul ci moom mën na bàyyi ba guddi mu fëgg sa buntu ne la jógal ma jàpp la lan laa def doo eggali da lay jàpp te kenn mënu ci dara parce que moom moo yor doole ji ñun ñoo ko may nag malheureusement Sénégal nag loolu lañu war a def jóg xar suñu tànk tubay xeex ak moom parce que injustice bi dafa doy reetaan nga jàpp nit ki tëj di dem marché nga jàpp tëj nit ki génn buntu këram nga jàpp tëj parce que lan la neexu la parce que lan la day yee askan wi te bëggoo ko yee askan wi ñun nag dinañ yee askan wi ak nuñ ko mënti defee askan wi nag ñoom ñooy tànn fan la ñuy féetee parce que ñun ñi dañoo sonn ci xeex bi wasalaam. kaso bi Macky Sall séquestré ko ak otage politique yëpp di wax ak sénégalais yi parce que man Macky Sall mérité wul may wax ak moom parce que du nit koo xamante ni war nañ di wax ak moom parce que Macky Sall jëflante la xam rapport de force la xam moo tax sénégalais yi li ma leen di wax Macky Sall doy dem ci élection gagné ko mooy tax mu wàcc Macky Sall peuple bi ñooy génn xeex ak moom parce que rapport de force la xam rapport de force rek la xam na sénégalais yi génn ñu xeex ak moom injustice baaxul ci réew injustice li mën a jur ci réew dafa bëri injustice baaxul ci réew beneen bi may wax mooy sénégalais yi manifestation yi ñuy woote nañuy génn massivement parce que manifestation bi mënoon na ëpp lii injustice boo ko xeexul ëllëg boo légee mën na dal sa kaw mën na dal sa kaw moo tax na sénégalais yi di génn ñu génn massivement ci manifester yi pour ñu exiger la libération de Ousmane Diagne ak ñeneen ak ñeneen Ousmane Diagne ak ñi jàpp ñooñu mérité wuñ kaso ñi mérité kaso mooy ñi nga xamante ne dañuy sàcc alalu askan bi dañuy sàcc ay rapport OFNAC dañ leen di épinglé ku mel ni Cheikh Omar Anne nga xam ne dafa jënd kilo ñebbe 4500 rapport OFNAC épinglé ko ñu war ko tëj kaso tëjuñu ko kaso dem jàpp ay sénégalais digne de son nom ay Amidia sénégalais digne de son nom nga jàpp ko di ko tuumaal ay force spéciale jaaduwul Ousmane Diagne nga jàpp ko parce que dafa ree nga jàpp Abdou Sylla parce que daa bokk ci dafa def ci manifestation nga jàpp Papito Kara parce que dafa doon def revue de presse la def ñu jàpp ko bindul journal dafa ñëw rek lire journal bi ñu jàpp mu doon lu ñaaw a ñaaw loo xamante ni ñun ñu ngi koy ñaawlu beneen bi may wax muy préfet bu Dakar gis nañ ni chaque jour dañuy bind lettre d'information pour yëgal ko parce que manifestation droit constitutionnel la constitution bu Sénégal moo permettre bépp sénégalais mu manifester bu amee lu ko metti mais dañoo gis ni préfet bi au lieu que 24 heures avant manifester bi mu génne notification bi wane ni manifester bi autorisé nañ ko mais day xaar ba jour ji ay 10 heures mu génne communiqué bi te loolu jaadul ci yoon di woowaat sénégalais yëpp rek nañu pare parce que Macky Sall du nit koo xamante ni dañuy négocier ak moom Macky Sall rapport de force la xam Macky Sall jàpp na ay doomu sénégalais parce que moom mus kaso Macky Sall mooy man leer na ma nanj mooy doon premier président bi wàcc ñu ñaf ko ci kaso bi muy kaso bu Rebeuss moom mooy doon premier président bi wàcc ñu ñaf ko ci kaso bu Rebeuss parce que mérito na ko dafa trahir peuple sénégalais bi jaay na ressources naturelles yi jaay na lépp Macky Sall jaay na lépp Sénégal bu ci mujj hôpital la Aristide la Dantec ñu jaay 3 hectares yi jël médecins yi sànni leen ci biti mu doon lu ñaaw a ñaaw loo xamante ni dafa ñaaw. c'est des personnes yoo xamante ne ñu bëgg seen réew lañ ñu bëgg seen dëkk lañ ñu bëgg a ñefeel seen dëkk ñu jàpp leen d'une façon injuste boo xamante ni
état bi tegu ko fenn bu xamoon luy force spéciale du jiñ xale yi force spéciale xamul lan mooy force spéciale moom en tant que chef d'état bu amoon force spéciale du jiñ ñi force spéciale parce que force spéciale du jaaxal waaye nag mënu ma fi wax lu ëpp li fi ñu ma fi jiitu léegi wax muy ñaari nit ba ci ñetti nit tënk nañ lépp Macky Sall jóg jaayante ak moom rek moo koy faj jaayante ak moom rek parce que man bu ma toogee fii bay wax sax yéen jeunesse yi bu ngeen ma gisee nii sax war ngeen xam ne man yéen a tax may taxaw fii parce que man dama liggéey ba toog li ma war a am yëpp am naa ko depuis 5 ans maa ngi liggéey ba ci Macky Sall la retraité yéen a ngi nii kenn mësul wax président te ngeen yaakaaroon ko ci Macky Sall parce que jeune la fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee fii la takkee jabar ngeen fal ko tey mu leen ñu toroxal donc yéen di seen jëmi bopp ñi taxaw fii sax taxul ma leen wax ñi taxaw di seen étage di déglu rajo bi à travers la télé ñoo tax may wax ñoo war a génn ñoo jàmmarloo ak Macky Sall seen carte ñoo ko faloon carte du ko fi jële ñu génn ko forcément dugal ko 100 mètres comme ni mu fa dugalee suñu doom yi man loolu rek laa amoon lu may wax mënu ma fi wax lu ëpp di fi ñeneen ñi wax Macky Sall du nit du gor bu doon gor dina xam ne moom judduwul ci ay milliards bi muy nekk fii Ablaye Wade ko may 8 milliards c'est faux mu ngi nii tey mbokkam yi tey ñoom ñëpp alalu réew mi la ñuy doxantoo ñoom ñëpp doomam a ngi dawal oto yooyu xaw ma ni nga ko tudde nga xam ne ni booy bi pour mu génn ci biir oto bi sax day tëdd tellement que moom il pèse presque 200 kilos ci oto buy jar ay centaines de millions yow nga bàyyi sa peuple fii muy sonn c'est pas sérieux je vous remercie yéen ñëpp jërë ngeen jëf. waaw di wax ne encore une fois li ñu fi indi ñun ñëpp xam nañ ko muy dire non à l'injustice ban injustice la mooy injustice ba nga xam ne kii nekk palais bii moo ko bëgg a teg sénégalais yi tegu ko ñenn rek mais sénégalais yëpp la koy teg parce que koo jàpp famille dina nekk si jaaxale boo leen dégg góor gi taxaw fii di wax xam ngeen ne lii rafetul Macky Sall bu ñu ko defoon nii tey jii du doon président tey jii nii am na loo xam ne war na ko mën def defu ko bu fekkee ne justice dafa juste bu justice juste woon bu Gazali du vaguer à ses occupations bu justice juste woon tey jii nii Aliou Sall du nekk fii nii di vaguer à ses occupations parce que ñoom ñëpp am nañ loo xam ne mën nañ leen ko taxal loo xam ne war nañ mën a tëdd waxuma la benn at mais ay ati at tey Macky Sall lépp luy dossier boo xam ne dafa incriminer ses partisans daf si teg kudd lépp loo xam ne nag benn opposant wala benn membre de la société civile moo ngi koy def Macky Sall da siy wax te justice day autosaisir waaw na ana justice ak autosaisir si ay reetaan mu naan force spéciale mais boo jàppee ay jeunes nga ne force spéciale mais boo xam ne mësul sàcc xale boo xam ne mësuñu ko jàpp si dara nga jàpp ko boo ko tuumal ay force spéciale ku mel ne Assane Dramé man am nañu relation personnellement moom Assane Dramé dama koy fréquenté bu may fréquenté ak ñeneen ñu bokk ñoom Mor Gueye mais ñoo xam ne duñu fen duñu sàcc duñu jël lu ñu moomul duñu wax lu seen yoon nekkul ban faute lañu commettre mooy être des patriotes comme ñoom ñoo gën a nekk patriote ki nga xam ne moo nekk palais de la République parce que ñoom ils sont prêts à se sacrifier bu fekkee ne Macky Sall mën na jàpp Sénégalais yëpp pour mën fi toogaat naka def na xam ne 2024 ñaari option la am bu defu attention sax duñu eggax moom 2024 soit dafay génn par la grande porte soit day payer le prix du sang ñaari option yooyu lañ ko jox léegi nag lenn moo am dañuy intensifier combat bi dafa war a libérer ñii dafa yombal trop kumba am ndey ak kumba amul ndey dafa yombal trop ay vauriens nekk fi di vaguer à leurs propres occupations ay ministres corrompus justice bi di autosaisir ñi nga xam ne ñooy néew di doole yi ñeneen ñi ñu bàyyi leen est-ce que askan bi war na bàyyi loolu manifestation dañ koy continuer jusqu'à la libération des otages merci. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen remercier pour seen déplacement maa ngi tudd Ramatoulaye Bodian dëkk ca Guédiawaye daanaka lu mu waroon wax ñu bëri wax nañ ko ba pare mais man Macky Sall laa bëggoon waxal di attirer attention wala di ko fàttali qu'il y a quelques années Macky Sall def na le tour de toutes les maisons religieuses du Sénégal amul benn kër kilifa diine fu Macky Sall demul sukk jonkoon di ñaan njëkk di jooy pour ñu bañ ko tëj te pourtant ak moo amoon nag lu mu waroon a ragal parce que fekkoon na mu randal suñu 8 milliards ba pare mu naan ne Ablaye Wade moo ko may te Ablaye Wade mayu ko ko mais Sénégal comme c'est un pays boo xamante ni quand on fait la politique dañ lay jox cër te mu nekkoon opposant kenn tëju ko donc Macky Sall n'a qu'à se souvenir amoon na temps ba nga xamante ne dafa nekkoon ci opposition tey moom moo nekk au pouvoir kon nag bu mu jël des jeunes qui sont innocents une dame comme Nadi Dia nga xamante ne elle est innocente ñun ñëpp xam nañ ko xam nañ tous ces jeunes là qui sont innocents
mu war leen jël en otage parce que tout simplement ce sont des opposants dafa war a fàttaliku démb mu xamante ni suba am na te gannaaw suba am na di waxaat tamit ak jabaram soxnaam lu mu amee doom te doomam sës ci xol bi noonu la dafa war a xamante ne ñii tamit am nañ ay yaay fecc yu muy fecc ci fu mu nekk na fàttali ko am na ay doomu jàmbur yi nga xamante ne jëkkëram daf leen tëj daal di ba pare tout simplement parce que dañu nekk ay opposants na fàttaliku loolu di wax ni ñun le samedi bi suba incha allah dinañ def benn marche au niveau de Guédiawaye ñu ngi invité ñëpp nag te di leen fàttali ni fii Sénégal dafa am législature bu bees 14e législature te ci laa bokk incha allah bu ñu libéré ces otages là ñun bu ñuy jël fonction mooy nekk suñu premier objectif incha allah. di def benn précision rek Macky Sall yow laay waxal ñi wax fii yëpp ñu ngi lay wax pour nga libérer otage yi parce que injustice la mais ñi nga jàpp ñooñu ay góor yàlla lañ ay lingeer nga téye ragaluñu tiituñu xofuñu tey lañ gën a taxaw pour continuer combat bi te bul yaakaar ne boo téyee ñooñu combat bi day arrêté mu ngi doog a commencé loolu laa bëggoon nga yëg ko Macky Sall loolu rek laa am lu ma lay wax beneen bi nag en tant que femme mënu ma ñëw taxaw fii te du ma wax si dund bu cher bi Macky Sall utal solution ñun sonna nañ loolu laa amoon lu ma wax te nga libéré nag otage yi te nga xam ne jàppoo góor jigéen jàppoo ay góor jigéen góor yàlla nga téye yu fier si nag nekk ay sénégalais pare nañ pour dee foofu si Rebeuss pour ñun ñu libéré wu falaayam waaw salaamaaleykum ñi ngi nuyu yéen ñëpp ñi fi teew di rafetlu seen teewaay li ñu fi indi rek yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko muy manifester pour la libération des otages politiques yi nga xam ne Macky Sall daf leen a jàpp ànd ko ak procureur am ak doyen des juges corrompus li am ci Sénégal nag c'est parce que ñun ñëpp gis nañu ko mooy justice au lieu que mu jël dooleem bi yëpp dajale ko ngir jàpp ñoo xam ne dañu sàcc alalu askan bi wala ñoo xamante ni nii dañuy jël li nga xam ne moomeelu askan bi guddeeg bëccëg mais dañu koy jël di jàpp ñoo xam ne xëy na dañuy opposé au président de la république wala xëy na am nañu si ni Macky Sall di doxalee. jamono bi ñu toll nag pour man président Macky Sall li mu waroon a gënoon a focaliser wu mooy naka lay fexe ba sénégalais yi gën si ndóol bi ñuy nekk naka la fexe ba sénégalais yi bu ñu xiifee lekk bu ñu maree naan bu ñu bëggee tëdd am fu ñu tëdd waaye aussi ñu mën a génn si ndox mi waaye lan parce que barki démb mu dégg ngeen président de la république ne ministre yi mu soxla mooy ñi nga xam ne dañuy mën a sol moyen pour lan pour di ko défendre si télé yi ak rajo yi. c'est parce que nag bu ñu demee ba président de la république toog 2 mandats dem bay waaj a jeexal nga xam ne dem rek moo ko desee mu naan dafa soxla ñoo xamante ni nii au lieu que ñu liggéey ngir askan bi waaye dañu koy défendre si rajo ak télé yi c'est parce que nag ñun nañu xam ne amatuñu président de la république mais ki ñu am mooy ki nga xamante ni nii naka lay fexee ba imaasam set mais naka lay fexee di sàcc mook ñi mu àndal ba pare am ñu koy défendre. li am Sénégal nag dafa doy waar képp koo xamante ni jàpp nga ne xëy na egseegul si yow ba du ma génn dem manifester wala xëy na jàppaguñu ma wala jàppuñu sama mbokk donc damay toog tal leneen jàppal ne yaa ngi nax sa bopp nag ku nekk si sénégalais yi si ñun xam ne ñi taxaw fii ñu jàpp seen ay famille ñi taxaw fii nii ñu jàpp seen ay papa seen ay jarbaat seen ay doom seen ay nijaay mais nañu xam ne ñun ñëpp mën na egg si ñun parce que nag injustice bi nga xam ne mi ngi raam si Sénégal nañu jàpp si mën na egg si ku nekk si ñun parce que nag ñu bëree bëri jàppoon nañ ne xëy na duñ mës a egg si ñoom xëy na duñ leen mës a arrêté si ay manifestation moo tax may woo askanu Sénégal kene bu ñu toog di seetaan ñu jàpp suñu ay frère tëj leen si kaso bi si jaay doole si loo xamante ni ñëpp xam nañ ne ay tappale la waaye ñëpp xam nañ ne bu ñu nee Sénégal fii terroriste wala force spéciale xam nañ ne amu fi parce que yéen ñëpp gis ngeen le dossier Imam Ndaw fii la ñu ko jàpp giñ ko terroriste tëj ko si kaso bi pendant 4 ans di ko mettital mu dund ay mettit yu nekk si biir kaso bi ñu xëy atte ko ne ko defoo dara suñu frère Seer Kebe bi nga xam ne mi ngi fii nii ku nekk xam na ne li ñu ko jàppoon si lan la ay publication Facebook ñu ne terroriste la tëj ko si kaso bi xëy atte ko ne ko defoo dara bàyyi ko mu dem ñibbi këram malgré année yi nga xamante ni perte na ko si biir kaso bi je pense que loolu nag ku mu yeewul loolu ku mu yëkkatiwul nga xam ne war ngaa jug jàkkaarloo nguuru Macky Sall xeex injustice bi nga xam ne mi ngi koy teg si kaw sénégalais yi na nga xam ne kat bu egsee si yow di nga bëgg ñu taxaw xeexal la te boobaa kenn du la mën a xeexal parce que dañ fi jàpp ay nit gi ñu leen ay force spéciale parce que man kenn rek ki nga xam ne xëy na xam naa ko dund naa ak moom muy Ibrahima Diédhiou c'est parce que mu doon nit koo xam nit ku pacifique nit koo xamante ni patriote la nit koo xamante ni dafa bokk Pastef c'est parce que ma ànd ak moom si ay manifestation yu dul jeex
man gëw ma ne xelam sax mas na xalaat naan loo xam day taal Sénégal wala loo xamante ni nii day attaqué ay kër jàmbur wala ay Sénélec. je pense que nañu bàyyi tappale yi bàyyi caaxaan bi ñu bàyyi ñi nga xam ne jàpp nañ leen ci kaso bi ñu dem ñibbi seen kër te président Macky Sall fi may daanelee mooy au lieu que nag muy jël moyen justice bi yëpp pour di traquer ay personnes yoo xamante ni nii dañ koy opposé wu wala traquer ay personnes yoo xamante ni nii xëy na li ñuy bind ci réseaux sociaux yi Facebook beeg yeneen neexu ko pour man def ko ci ñi nga xamante ni nii dañu leen a dénk suñu alal te chaque année ñu leen di épingler ay OFNAC ay Cour des comptes te du mujj fenn parce que Mansour Faye ngi nii goro Macky Sall chaque année ñu épingler ko justice Aliou Sall ku nekk xam ne suñu pétrole suñu gaz moom moo ko naan te ba léegi mujjul fenn pour man justice foofu la waroon a focaliser wu ngir jàpp ñooñu nga xamante ni nii dañu leen a giñ sàcc même bu leen jàppul ñu leeral alal bi fan la jaar wala ñu génn ko askan man see jot au lieu que ñu koy jël di ko def di jàpp ay nit ñoo xamante ni nii surtout ay patriotes lañ surtout ay activistes lañ wala ñoo xamante ñu opposé au président Macky Sall je pense que lii dafa ruslu si Sénégal bi ñu nekk ñu jàpp ay nit parce que lan parce que ay opposants lañ moo tax may wax askan bi ne leen na ñëpp xam ne lii raam si ñag bi la jëm te bu fa amee pax nag du ñu arrangé kenn moo tax may woo ñëpp ne leen manifestation yi nga xamante ni nii collectif non à l'injustice mi ngi koy def di woo askan mi ngir ñu libérer suñu frères yi na si ñëpp di ñëw ñu xam ne nag ku nekk jël ko def ko sa yëfi bopp parce que xam ne ku mu egseegul si yow tamit mi ngi waaj a egg si yow te bu egsee si yow di nga bëgg ku la jàppale wasalaamaaleykum wa rahmatullah. doomu Daaru Moxti dañoo ñëwoon tey répondre fii ci manifestation bi nga xamante ni dañ ko woote pour condamner acte yi nga xamante ni le président Macky Sall daf koy posé jëmale ko ci ay doomu sénégalais yoo xam ne ay doomu sénégalais yu am valeur lañu ay doomu sénégalais yu réew mi soxla lañ mu jël leen tëj leen ci kaso bi te loolu defewu ko lenn lu dul intimidé parce que xam na ni peuple bi ko joxoon légitimité peuple boobu ñoo ko wan ginnaaw président Macky Sall actuellement son histoire est derrière nous man c'est ce que je dis souvent. donc nag pour intimider nit ñi moo tax muy jàpp ay sénégalais di leen tëj ci kaso bi dañ koy ñaan nag à ce que mu libérer leen dans les plus brefs délais particulièrement sunu frère Papa Mamadou Seck doon doomu Daaru Muxti mais également doon koo xamante ni population bi dañ ko soxla mais également dëkk ba mu dëkk nit ñi dañ ko soxla parce que ku leen amal njariñ lañ te Papa Mamadou Seck dañ jàpp ni place am du kaso mais comme ñeneen ñi nga xamante ni ñëpp tamit jàpp na leen ni seen place ñàkk nekkee kaso donc dañuy ñaan le président Macky Sall mu démocrate te xam ni peuple bi nga xamante ni ñoom ñoo ko joxoon légitimité je crois que leer na ci élection législative yi peuple boobu ñoo retiré seen légitimité na démocrate te xam ni réew mi war nañ ko ginnaaw mu organiser ay élection yu libre te transparent ki nga xamante ni moom la Sénégalais yi wóolu ñu fal ko mu jox ko réew mi kooku doxal kooku jàpp nañ ni buñ ko falee dana mën a répondre ci attentes Sénégalais yi moom malheureusement bi Sénégalais amee ci moom yaakaar ba fal ko foogoon nañ ni dana répondre ci attentes yi Sénégalais yi mais li Sénégalais yi yaakaaroon dara defu ko ci donc maa ngi leen di gërëm bu baax les tey ñaan tamit Sénégalais yi lu mel nii bu amatee Sénégal yëpp kenn ku nekk fa nga nekk na nga génn nga ñëw nga participer ci parce que dama naan nit ki bu toogee naan am na ñu may xeexal fa nga toog nit dana mas a ñëw fekk la fa ni le président Macky Sall jaay na la ba lekk sa njëg mu lem la yóbbu la te boobaa dootoo ca mën dara donc xeex bi kenn ku nekk am nga rôle boo ci mën a dox bu ñu wooteetee ne Sénégalais yëpp dikk wan Macky Sall ni ko àndatuñoo moom li muy def ànduñu ci te dafa war a organiser élection yu leer yu tegu si yoon dem bàyyi kii Sénégalais yi wóolu fal ko kooku doxal réew mi maa ngi leen sant baax leen gërëm jërëjëf. gars yi wax nañ lépp man je vais aller droit au but tey ñun jeunesse Sénégal lu ñu arrivé ñun ñoo ko teg suñu bopp duma fi tardé wu di wax ci Macky Sall parce que nit koo xamante ne amoo jom amoo full amoo ngor nguur moo la jëral lu nekk kooku man aw ma temps pour wax ak moom mbaam laa ko considéré sama gars yi gis nga ñun suñu xeexul Macky Sall dina dugg ci suñu kër yi jàppañu toroxal ñu ba pare protéger sàcc yi bandi yi ak ñoo xamante ne tey jii ñooy tongtonge suñu réew maa ngi leen di wax benn wax mooy wax joo xamante ne ça me tient droit au cœur yéen pourquoi yéen seen frère malien yi ñoom ñu gën leen lu tax ñu gën leen lu tax wala mën naan seen frère malien yi ñoo leen gën c'est parce que eux ils sont prêts pour te donner la vie pour ñoom ñu sauver seen démocratie yéen pourquoi les Algériens ñoom ñu gën leen parce que pare nañ pour joxe seen vie pour xeex démocratie pour xeex injustice pourquoi ñeneen ñi gën ñu
aujourd'hui suñu xeex waratul nekk taxaw di wax wala taxaw di yuuxu kese mais dañoo war a poser acte intensifier le combat naka lañ koy intensifier taxaw tem jamaarloog Macky Sall boo xamante ne gënuñu Macky Sall gënuñu doomam yi gënuñ ñu procureur gënuñu doomam yi gënuñ ñu kon donc tey jii bu ñu taj suñu nawle yi ñu ñuy dormir ci suñuy laurier naan carrément libéré dafa yomb trop suñu bëggee libéré suñu bopp nañ takku ba dëgër jàkkaarloog ñuy xeex ak ñoom naka la ñuy xeex ak ñoom gars yi bu leen ragal Macky Sall il se cache derrière la police corrompue je pèse bien mes mots la police corrompue police boo xamante ne tey jii il n'hésite pas à mater leur propre frère police boo xamante ne tey jii hésité wuñu toroxal seeni propre frère police boo xamante ne tey jii dañuy xool ay nit ci biiri bët di leen def ay métit yoo xamante ne amuñu benn droit def ko te pourtant ay nit lañ comme yéen. gendarmerie nous sommes le peuple tey jii peuple bi su décidé police amu fi yoon gendarmerie amu fi yoon Macky Sall doit quitter sama gars yi suñu liberté ñun ñoo ko moom suñu liberté ñun ñoo ko moom naka lañ ko moomee dañoo war a taxaw jóg xeex naka la ñuy xeexee Bour Sine dafa xeex Thierno Souleymane Baal dafa xeex pourquoi ñun ñu war a fi nekk naan ay jàmbar la ñuy doon pourquoi ñu war fi nekk naan carrément dañuy ragal wala dañuy yokkee si quoi que ce soit bu leen ragal dee pourquoi ngeen di ragal tey jii lu ñuy def xare la dama bëgg ngeen ñeme ko ànd ceeg fulla ak fayda mu mat sëkk su loolu weesoo wallaay wala suñu deful loolu Macky Sall dina fi gouverner plus de 100 ans te dina continuer di leen toroxal di leen tëj di leen def lu ko neex fu may daanalee nag mooy tey jii ñu mu tëj surtout le jeune là Mohamed Ndaw un jeune de 19 ans xale boo xamante ne xamul dara ak l'autre là qui vient de péter koo xamante ne xamul dara lu dul ñëw jàng si métier nga jël yooyu jeunes yooyu nga tëj leen ci ay prison léegi ngeen jël seen doom bi ñoom ñuy jàngi à l'extérieur ñun jeunesse bi ñoo ñàkk fayda te man balaa may gëm ne am nañ fulla ak fayda gars yi nañ jóg jamaaloog Macky Sall du yuuxu wala du ay marche ñoom ñoo ko fii kii bu leen ragal police bu leen ragal gendarmerie bu leen ragal kii que ce soit arme la ñu jërëm mën a yor ñu tiire leen ko ngeen dee la presse a braqué ces caméras ci ñun tey jii presse bi yëpp ñu ngi ñuy filmer au niveau international ñëpp ak ñuy dégg ñoom nañ ñu rey nañ taxaw affronter leen ils vont céder bu ñu ragal gars yi nañ xeex je vous rappelle que nañ xeex dañoo war a xeex je vous remercie. même si gis nañu ñu ngi dem ci kër famille yi wax dëgg yàlla ñu koy rafetlu di leen jàppale di leen taxaw loolu c'est extrêmement important et maa ngi ñaan ñi fi teew ñëpp buñ ko mënee def nañ ko def nañuy dem discrètement ku ko mën taalal sa oto taalal jëlal sa vélo dugal ci car rapide dugal ci car demal nga seeti njabooti ñi nga xam dañ leen jàpp ne serait-ce que ngeen defal leen pour mu am lu mu def ci ñoom. beneen affaire bi nag ñu di ko wax celui que j'appelle le petit président. Le Sénégal a connu de grands chefs d'État, des hommes d'État. Le Sénégal a connu Léopold Sédar Senghor ak lu ñu leen mënta jiiñ. Le Sénégal a connu Abdou Diouf ak lu ñu ko mën a jiiñ. Le Sénégal a connu Maître Abdoulaye Wade ak lu ñu mën a wax. Mais le Sénégal n'a jamais eu un président aussi petit que le président Macky Sall. koo xam ne nit ñi dañ doon xeex guddi ak bëccëg nga gàddu sa mer gàddu quelquefois booy ñëw sax da ngay ñëw rek pour la cosmétique ñu photo la nga dem sa yoon. ay nit xeex pour la démocratie ay nit xeex pour la liberté ay nit xeex pour la patrie nga ñëw lépp loo xam ne doon nga ko xeex ak ces personnes là lépp loo xam ne diggee woon nga ko ak les Sénégalais tu fais le contraire. tu tues yaa ngi rey yaa ngi emprisonné yaa ngi toroxal yaa ngi jël ay nit di leen xañ seen liggéey lu tax parce que tout simplement da nga xamul woon nguur bett la nga toog ci ne lii donkaa sigi la dama ciy toog ba abadan loolu moo fi dul am. Je dis au président Macky Sall il va falloir qu'il emprisonne tous les Sénégalais du jàll
il sera obligé d'emprisonner tous les Sénégalais. Il a emprisonné Cheikh Omar Diagne, léegi génn na. Il a emprisonné Ousmane Diagne. Il a emprisonné Pape Mamadou. Il a emprisonné Papito. Il a emprisonné notre sœur Amidia. Il a emprisonné. Mais il y a des milliers de Papito Kara, des milliers de Ousmane Diagne, des milliers de Aminata Dor, filles, di ñaxtu. Et lii dafa commencer tey, mais ça ne va plus s'arrêter. Manilen lii, on va continuer cela. On va continuer à manifester. Et s'il le faut, ces manifestations-là pourront prendre une autre tournure, mais on va manifester pour que nous libérions nos frères et nos sœurs qui sont emprisonnés. Macky Sall waa ji wax na la ko réew mi nguur gi donnuloo ko ci ndey donnuloo ko ci baay kon moomuloo ko noonu ngi la ko joxe woon ci teraanga noonu lañ koy jëlaatee li yàlla wax ci alquran nguur su ma koy jox doomu aadama dama ko koy jox ak teraanga mais bu ma koy jël dama koy bif bis bu ko yàlla di bif du ko fekkee na fekk nag bis bu ko yàlla di bif mu nekkoon ci lu rafet loo xam ne sénégalais yi seen xol dina giif ba duñ ko jàppal dara mais s'il continue à emprisonner les sénégalais comme il le fait avec la complicité d'une justice qui a été domestiquée bu ëllëgee na ko wóor ni cette même justice bi nga xam ni moom lay instrumentaliser muy emprisonner les gens de façon injuste avec son petit procureur c'est cette même justice qui va l'emprisonner lui et sa famille parce que c'est cette même justice qui était là auparavant c'est cette même justice qui était là qui n'a pas changé ñii muy utiliser ñu ñuy tëj bu ëllëgee ñoom ñoo koy jël moom ak famille am ñu dugal leen kaso li ko desee ci xel bu dee am na tuuti na jàpp ni réew mi pare nañ ci moom may wax sénégalais nag bu kenn tiit bu kenn ragal c'est Macky Sall qui est dans l'opposition c'est nous qui avons le pouvoir élection législative ñu génn wone na ko il a tripatouillé lu ne def na ko génne na xaalis maquillé nañu lu ne def te terewul ba léegi il n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale cette majorité factice boo xam ne dañ ko liggéey mais la majorité sociologique c'est avec nous le peuple sénégalais ñun ñoo yor majorité sociologique et il faut que ñu won ko ne c'est nous qui avons la majorité sociologique et le 14 septembre lay xam ne il n'est plus assis sur une chaise présidentielle fi mu toll nii moom si boppam xam na ni toogatul ci fauteuil présidentiel te le 14 septembre dina ko xam quel que soit par ailleurs ce qui va se passer la majorité si ñun la nekk et c'est lui maintenant qui est dans l'opposition moo tax muy def li muy def ni yëpp c'est quelqu'un qui a peur de perdre le pouvoir parce qu'il sait les conséquences qui vont en découler may wax sénégalais yi nañu préparer les moyens yi nga xam ni démocratie jox nañu ko parce que ñun bu ñu bëggul woon jàmm tey du ñu taxaw fii di manifester dañuy dugg fu ñu neex am nañu les moyens xeex beneen xeex mais duñ ko def parce que ñun dañoo bëgg suñu réew mi duñ ko taal fi la ñu dëkk suñu njaboot fi la ñu dëkk suñuy waajur fi la ñu yeewoo duñ ko taal parce que ce pays là nous appartient demuñu fenn immigré wuñu demuñu fenn puisque même si on en a les moyens on reste dans ce pays on se bat pour notre pays on se bat pour libérer ce pays là te Macky Sall mu neex ko mu naxari ko en 2024 il va dégager de ce pays maintenant nag bu bëggee bu bañee ñu toroxal ko na bàyyi lu muy def na bàyyi doomu jàmbur yi muy toroxal sinon moom si boppam incha allahu rabbi moom lañ nar a toroxal donc mobilisons-nous et je vous félicite pour cette organisation parce que vous avez été courageux lii bu mu leen décourager ça c'est rien le plus important les gens sont chez eux et ils nous regardent c'est des millions de Sénégalais qui nous regardent et ça c'est extrêmement important donc continuons à organiser ces manifestations partout où il le faudra, partout sur l'étendue du territoire, pour dénoncer cette façon unique, méchante de gérer ce pays que le président Macky Sall est en train de faire. maa ngi leen di jaajëfal di leen remercier. donc mu ngi noonu mbokk internetu Sénégal 7.com ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen jaajëfal si ànd bi nga xamante rek àndoon nañ ko ak ñun depuis fële nga xamante rek moom moo di si place de l'Obélisque ba fi nga xamante rek moom moo di si rond point bu BCEAO mu nekkoon ab rencontre boo xamante ni ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk si mafia kàcc rek ngir mën a dénoncer ki nga xamante rek moo di Papito Kara ak tous les otages politiques yi nga xamante ni jot nañu ne teg loxo si wàllum force spéciale ak si yenn mbir yoo xamante ni si leen jotee rek teg loxo mbokk internet Sénégal 7.com ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax Mouhamed maa ngi lay gërëm également si cadrage bi di leen jox di daje ba beneen yoon jaa ngeen